salaamaaleykum mbokki xarit yi bak tàmm topp Sen Vision TV tey ñu ngi toog fii ci plateau Sen Vision TV ci salle bi nga xamante ni fi la ñu war a defee soirée bi spectacle bi Wally Seck war fi ñëw indi ak Faramaren musique ñu ànd ci nag ak Bijou Ngoné mu teewal fii Faramaren musique ak Fatou Fall mu représenté femme yi fii Istanbul Bijou maa ngi lay nuyu. waaw kilifa gi maa ngi lay fay di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan yëpp à travers Sen Vision TV di leen gërëm di leen sant di rafetlu plateau bi di la wax ni ayca bismillah. suñu dëkk bi ak naka nga préparation événement bi naka ngeen ñëwee ak Faramaren lan la préparé waa Turquie. événement bi ni ñu ko gisee du ñu def lu dul rafetlu ko maa ngi la koy wax léegi ci début bi ni ñu gisee Turquie nag wax dëgg yàlla on nous a très bien accueillis dëkk la boo xamante ne wax dëgg yàlla rafet na taaru na ñi ñu fekk si dëkk bi aussi accueillir nañ ñu wàcc nañ démb aéroport ku ci mel ni Ndiaye jël suñu ñoom. Njaay Teranga ñoom Hamza Bouba wax dëgg yàlla ñëpp accueillir ñu wax dëgg yàlla muy contentement boo xamante ne am nañ ko ñun waa Faramaren musique kilifa gi comme ni ñu koy waxee exeegul mais jàpp naa ni kilifa gaa ngi fi parce que def na ci ñun kenn ku ci nekk ñu nekk ay représentants gis nañ fi soxna si mi ngi fi te yaakaar naa ni du bàyyi soxna si muy dem fépp donc ku fonk waa Turquie la te yaakaar naa ni spectacle bi nga xamante ne ñu ngi koy waaj def ça va promettre. incha allah donc nañ dugg ci biir damay jox Fatou Fall moom it mu nuyoo Fa. waa Tige avant tout maa ngi nuyu ñëpp di sant di gërëm waa Sen Vision TV si plateau bi di kontaan tamit si ñëw Wally Seck fii ci Istanbul Turquie. donc li ma bëgg a xam Wally naka ngeen ko décroché événement bi. waaw loolu moom dama ciy sawar pour wax parce que ginnaaw yàlla ak yonent bi Wally bu ñëwee fii ci Istanbul nañ ko sant di ko gërëme Hamza Bal nañ ko sant di ko gërëme Hamza Bal donc mun naa ne kóllëre la tamit nit boo amul kóllëre wala nit ku nekkul gor am na yenn yoo xamante ne ni doo ko seq ak sa moroomu gor xëy na Wally nekk gor Hamza nekk gor ñu sëq teraanga am teraanga ba Wally jël décision ne dafay ñëw fii ci Turquie Istanbul donc mu doon une grande première foog naa ne man def naa 8 ans ci dëkk bi fi événement bi fi mujjee am y a de cela 6 ans ci ginnaaw te journée culturelle la woon donc événement la boo xamante ne nii mun naa ne pas Istanbul rek bu ñu wax Istanbul rek nañu wax Turquie parce que sénégalais yi nekkuñu rek Istanbul sénégalais yi ñu ngi ci dëkk yëpp yi nga xamante ne nii ñoo nekk biir Turquie donc mun naa ne bépp sénégalais foo nekk région boo nekk ci biir Turquie yaa ngi préparé événement bi te incha allah yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm. yàlla nañ si yàlla yóbbu. donc dama bëggoon xam soirée bi spectacle bi. lan lay am continue bi li nekk ci biir. lan ak lan mooy xew ci biir. donc bu ñu waxee soirée bi spectacle bi lan ak lan moo ciy am ci biir. waa soirée bi li ci nar am ci biir nar na bëri. comme c'est une grande première te it mun naa ne fédération bu bees la ñu am de passage mun naa ne fédération bi ñu ko amee ak léegi ça fait juste 6 mois bi ñu defaraatee beneen fédération c'est juste une grande première non seulement pour fédération bi non seulement aussi pour sénégalais yi nga xamante ne ni xëy na événement bu mujj bi ñu organisé woon il y a 6 ans de cela fekke wuñ ko woon ñu ngi koy doog a fekke c'est une grande première te en plus c'est un défi boo xamante ne ni ñun waa Turquie war nañ ko relever fédération bi war nañ ko relever donc du coup muy fédération bi muy sénégalais képp koo xamante ne ni yaa ngi ci dëkk bi rek je pense que ni def nga ci li nga xamante ne ni war nga ko def ci bis bi def nga li nga xamante ne ni pour événement bi mun a réussir ci kaw loolu ñu am ay partenaires yoo xamante ne ni rien que pour bis bi am réussite rien que pour bis bi nekk loo xamante ne ni lu ñuy fàttaliku la pour mu bañ a nekk loo xamante ne ni année bii rek lay yem loo xam ne dañ koy renouveler chaque année mu nekk benn date boo xamante ne ni par rapport ak ñoom seen programme par rapport ak événement yi ñu am yi mu nekk une date boo xamante ne ni tous les ans incha allah Faramaren dañuy ñëw fi organiser spectacle bu mel ni. D'accord mais xam nga ku mel ni par exemple. Faramaren Wally Ballago Seck du artiste bu ndaw macha allah donc naka ngeen ko indee mu ñëw fii nii pour spectacle bu mel nii événement bu mel nii ñëpp xam nañ taxawal ko yombul comprendre nga
donc Amza c'est bien que moom moo di dox def démarche yi bu ñëw mais dama bëggoon xam sponsor yi ngeen ci àndal ñan ñoo leen ci accompagner et ba pare tamit bon dama bëggoon xam partenariat bi day yem fii wala chaque année da ngeen ci ànd ak sponsor yi luy continuer lay doon. waa comme ni ma la ko waxee woon mun naa ne bu doon ñun rek ñooy demal suñu bopp xëy na du yegg si fii mais il faut oser le dire que ne Wally jàpp na ci jàpp na ci bu baax tey jii mënoon na ne bu may ñëw Turquie bu may ñëw Istanbul nii lay demee ak nii ak nii ak nii mais franchement ñun si suñu part bu ñu nee am nañu problème wala am nañu ay difficulté du difficulté boo xamante ne ni dañuy naan lii la ñu am bu grandiose la boo xamante ne ni sonn nañ ci wala def nañ ci li alhamdulilah macha allah ba nga xamante ne ni yàlla def na ci sutura ba nga xamante ne ni am nañ ay partenaires ku ci mel ne Fimka nekk benn nuñ koy waxee ti sax benn fabrique boo xamante ne ni dafay jaay ay yére jigéen lay jaay habillement lay dem beneen bi deuxièmement tamit ñu am beneen sponsor boo xamante ne ni foog naa ne dëkk bi ñëpp ñoo xamante ne ni dañuy jóge Sénégal di ñëw fii ci Turquie Istanbul xam nañu boutique yooyu c'est des boutiques de marque dañuy jaay kiiwu qualité donc muy Fimka di Beethoven di Babylone tamit waa mu ngi noonu ñooñu ñooy suñu sponsor principal yi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñu jàppale ci bis bi beneen bi tamit ñu am ay sponsor parce que dëkk bi sénégalais yi tooguñu rek di nelaw parce que sénégalais bu nekk xëy na yaa ngi bay sa waat ci benn domaine muy nekk kenn toogul am na ñoo xamante ne ni am nañ seeni cargo di def import export donc ñooñu tamit bàyyiwuñu ñu dem ñun kese dañu préférer accompagner ñu rien que pour réussite événement bi mun naa ne dem nañ ci à 100% lépp loo xamante ne ni bés bi laaj na ko rek ñoom ñëpp jàpp nañ si franchement beneen question bi mooy nekk est-ce que luy dem à long terme la bien sûr parce que nit ku am ambition nit ku bëgg koo xamante ne nii da nga gëm sa bopp bëgg avancer doo def benn affaire rek ne fii laay yem surtout nga def affaire bu rëy boo xamante ni ñaan nga si réussite te incha allah réussite lay nekk donc du coup ñaanuñu yàlla mu yem fi dañuy ñaan chaque année mu nekk une répétition. daa ngi ñëwaat ci kanam. merci beaucoup Fatou Bijou. damay tourner ci yow Bijou Ngoné donc Faramareen dañu gis ni Wally Ballago moom moo ko ci ginnaawam la nekk. boo nee Faramareen ñu bëri dañuy am tendance duñu mën a ràññale Faramareen ak Ramdan foofu naka la demee Faramareen musique ak waa Ramdan dafa am benn séparation wala dafa am benn parce que fan yi maa ngi gis Papa Thione ñu am ay benn studio bu ñuy monter ñu naan am na studio ci kaw ak ci suuf mais am na ñoo xam ne peut-être duñu comprendre sama classe aussi comme dañuy yëngu ci domaine yooyu bëgg nañu aussi nga leeral ñu Faramareen musique ak Ramdan. question bi ba ma ko laajee dinaa ci sawar a tontu parce que à chaque fois day baax ñuy leeral parce que amul distinction parce que Faramareen c'est Ramdan mais ci côté baatin en quelque sorte mais sérieusement il faut que les gens comprennent que ni butiku mbagg boo gis tey mi ngi xëy bëgg am li nga xamante ne moom mooy magasin tey Wally doomu Ramdan la Ramdan structure la boo xamante ne Papa Thione moo ko moom ku ne xam na ko mais Faramareen musique structure la boo xam ne Wally Ballago Seck moo ko moom donc Faramareen musique depuis bi mu juddoo ba tey muy période événement bi nga xamante ne moom moo am Sénégal ñëpp xam ko wax dëgg yàlla kenn dootu ko waxati ndax loo xamante ne lu wër àddina la Faramareen musique mi ngi commencé production am ci li nga xamante ne mooy au mois d'avril ci anniversaire yi nga xamante ne def nañ ko Paris def ko foofu nga xamante ne moom mooy CICES avril bi passé bi ñu jógee ci loolu def nañ li nga xamante ne moom mooy sous région yi dem nañ ay Richard Toll dem nañ ay Casamance wax dëgg yàlla dem nañ Saint-Louis dem nañ fu bari boobaak léegi Faramareen musique mi ngi dox ñi ngi def tournée dem nañ fi nga xamante ne moom mooy Italie dem nañ fi nga xamante ne moom mooy Londres dem nañ Ibiza dem nañ pas mal de pays wax dëgg yàlla Faramareen musique actuellement peut-être que tey au moment où je vous parle Turquie la ñu nekk nii mais du fii la ñuy yem parce que am na yeneen date yoo xamante ne ñu ngi koy waajal may bëgg xamal ñi nga xamante ne ñoo xamul que Faramareen musique ak Ramdan lenn la rek benn wattu ndaa la rek nga jël
di tànk ci bi di sotti ci lale doo xam lu dul toox yi comme ni ñu koy waxee donc toox yooyu yëpp ci Ramadane la fa la jóge moo jur Faramareen musique et duñ ci yem parce que Faramareen musique maison de production la en même temps agence de com et d'événementiel la voilà. donc su ma comprendre mën nañ ni Ramadane structure la mooy structure bu mag bi mais Faramareen benn label la bu nekk ci biir Ramadane. On peut dire ça. Pas plutôt label bu nekk ci biir Ramadane parce que Ramadane c'est Papa Thione. ok Faramareen c'est Wally Ballago Seck donc leer na kon Ramadane c'est Papa Thione Faramareen c'est Wally Ballago Seck donc su may ñëwaat suma beneen laaj Bijou dañuy gis ni Wally Ballago Seck dafa nekk xale mais nekk xale am jom ba pare Sénégal ñu bëgg ko macha allah muy def lu neex comprendre mu am benn génération bu man damay faral di wax ni Wally ñu génération màggaguñu ñu koy topp téyeguñ affaire bi quoi tu vois ce que je veux dire donc est-ce que yéen a ngi préparer Wally Seck pour professionnellement structurer ko teg ko ci yoonu parce que am na ay artistes yu jaar yoo xamante ni dañoo nekkoon sur la bonne voie mais malheureusement amuñu woon ñu leen structurer ñi leen séqoon nekkuñu ay pro finalement ils ont plongé mën naa ci citer soit mën naa bàyyi noonu mais peut-être yow di nga xam ñi may tudd par exemple ku mel ni Ndongo Lo dafa nekkoon ci voie boo xam ne ñëpp xamoon nañ day dem mais ñi ko entouré woon xamuñu woon ci domaine musical lu bari malheureusement da doon def des choses yi nga xamante ni c'est amateur côté boobu est-ce que Faramareen taxaw nañ ci strict yi. D'accord xam nga y a des gens yoo xamante ne ils ont tendance tout le temps à dire que bu musicien di dem rek dañ naan soit amul staff wala genre nous c'est totalement différent parce que Faramareen musique ensemble boo xamante ne ay jeunes ñoo nekk ci ginnaaw Wally Seck des jeunes yoo xamante ne c'est des jeunes diplômés wax dëgg yàlla ñoo xamante ne c'est des jeunes ambitieux ñu bëgg dara donc man je vais pas parler ci côté ñeneen ñi parce que xaw ma ça me concerne pas mais ñun suñu organisme xaw ma nuñ ko mën a waxee nous on est organisé de telle sorte que suñu organigramme yaakaar naa ni buñ ci toppee ak li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne moom la ñu bëgg suñu leader egg fa daan nañ fa egg parce que tey jii boo xoolee structuration bi du lu jafe parce que y a Aziza qui est là comme le manager y a Koné qui est là comme le coordinateur lépp lu jëm ci groupe bi c'est lui qui le gère Aziza il est là juste que pour signer les contrats ak leneen lu ci jëm moi je suis là pour la production y a les techniciens am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy gérer donc kenn ku ci nekk am nga tâche boo xamante ne yaa ngi koy doxal ba tax ba lii egsi fii tey donc ñooñu ñëpp ay jeunes lañ yoo xamante ne c'est des jeunes yoo xamante ne diplômés ñu liggéey ñu bëgg dara donc Wally Ballago Seck ku ko xamoon démb xam ko tey xam ne que am na fu ñu jugee ba egsi fii tey ñun tey jii biñ ci egsee mën naa ne yàggul mais fekk nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekkoon depuis lors tey jii peut-être boo amoon benn Aziza wala nga am benn Koné wala nga am benn Soxna wala nga am kenn whatever keneen ku mu ci mënti doon ñoom ñëpp ils te diront la même chose tey dafa am foo xamante ne foofu la ñu jugee ñu tollu fenn fi du ma ne suba yàlla la mais on est tellement rafet nañ ci njort et puis gëm-gëm la gëm gi ñu gëm ni que suñu artiste fi mu bëgg mu egg danañ ko fa eggale donc ci jeune génération bi nga xamante ne moom nga doon wax léegi yàlla bay sa tool yàlla baax na aussi et puis ñi ngi ñaan yàlla comme gars yi nee nañ génération bi ñu war a topp màgguñu wala yoraguñu xaw ma nu ñu ko mën a tuddee mais ñun ñi ngi sant yàlla et puis sant yàlla rek xaw ma dama parce que nee nañ booy dem bay sant dangay mel ni kuy tiitaru mais du loolu mais ñu ngi sant yàlla wax dëgg yàlla. voilà c'est ça. yàlla sant yàlla bi donc dinaa ñëwaat ci yow. je me tourne vers Fatou Fall Fatou ñu ne soirée bi day am défilé de mode ak yan boutique ngeen ciy àndal ba pare bëgg naa tam nga ñëw wax ma ci billets yi ak point de vente yi. ak biir yi naka lay demee aussi. ok dafay am défilé parce que comme dañu am ay sponsors yoo xamante ne ni boo gisee ñu bëgg a ànd ak ñun ci liggéey bi c'est juste pour ñu am ñoom tamit visibilité seen liggéey c'est pour que ñoom tamit nit ñi gën a xam ne que ñu ngi liggéey parce que au fait ñoom soo demee seen ay boutique di nga fa fekk ay sénégalaises yoo xamante ne ni ñu ngi fay jaay employé la ñu foofu di nga fa fekk tamit ay sénégalais yoo xamante ne ni dañuy jógee ba Sénégal di ñëw di jënd seen marchandise donc du coup
ñu ne woon comme événement la du événement boo xamante ne nii mun naa ne Turquie rek lay yem c'est un événement boo xamante ne nii dinañ ko seetaan partout dans le monde donc c'est une occasion pour ñoom tamit ñu wane seen ay produits wane ñoom tamit si lan la ñuy yëngatu ak si lan la ñu ne waaw mu ñu am visibilité si seen liggéey comme ni ma ko waxee woon léegi donc si kaw loolu dina am défilé de mode boo xamante ne nii dina commencer à 23h ak mannequin wu filmkaay yi ñoom tamit dinañu défilé wane ñoom tamit seen ay truc wane seen ay modèle wane ñoom tamit seen liggéey tout ça beneen bi tamit comme ni nga ko waxee sànq dama ko fàtte bi ma joxee sponsor officiel yi fàtte naa lim ñi nga xamante ne ni tamit ñu ngi ci dëkk bi sénégalais yi nga xamante ne ni ñu ngi ci dëkk bi yore seen ay cargo ci dëkk bi yore seen ay di liggéey ci dëkk bi tamit waa ay chef waa comme tu dis yore ay nekk ay chef d'entreprise yoo xamante ne ni mun naa ne ñu ngi ci dëkk bi ñoom tamit di liggéey ànd ak ñun tamit si kii bi si waa ci événement bi donc ñu nommé Ocas Cargo benn moom tamit nangu na pour jàppale ñu leen di sant di leen gërëm Sanex tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm xam nga Turhan Cargo Zizia ñoom tamit ay dàll la ñuy jaay Pirim Cargo Lamine et frère ak la fédération sénégalaise bu bi nekk fii en Turquie ak tamit Kankay Taïf Cargo Ezenia ñoom saak la ñuy jaay avec la Sen Vision TV tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ak MB ñi nga xamante ne ni ay kii la ñuy defar ay saak la ñuy defar tout ça mun naa ne ñoo nekk ci dëkk bi nangu tamit accompagner ñu ci événement bi waa nangu ñu accompagner ci événement bi beneen point bi nga soulever léegi mooy point de vente yi nag déjà dama koy teel a souligner que ne ku yéex moom doo am billet. kon billet yaa ngi dem waa billet yaa ngi dem mun naa ne ku yéex moom doo am billet te gars yi commencé woon nañu réserver déjà ay une semaine avant lii donc mun naa ne presque ku yéex daal doo am billet donc point de vente yi ku bëgg a billet mun nga contacter Moustapha Gueye wala Cheikh Gueye du moins wala Sara Mbaye wala Mam Thierno Escalier Bleu donc loolu mooy point de vente yi ku ci bëgg billet rek réservation waaw ñoom ñoo yor billet yi réservation yi tout ça waaw. mais le jour J ku ñëw tamit ci buntu bi di nga am billet fii. waaw boo amee chance parce que ñaan nañu yàlla billet yi jeex avant ñuy ñëw ci buntu bi mu nekk waaw bu jeexee avant loolu guichet fermé lañ koy def te loolu la ñu souhaité sax mu nekk guichet fermé comme ça benn sëkkante du ci am. jëndi billet yi woote leen Moustapha Gueye Sara Mbaye Cheikh Gueye Mam Thierno donc billet yi donc ñu mën nañ xam billet yi prix bi fu mu tolloo. waaw wax nga dëgg billet yi nag bon enfin comme ñoom ak seen structure dëkk bu ñu dem ak ni nga xamante ne ni noonu la ñuy jaayee seen ay billets mu ngi noonu te it mun naa ni yombal nañ ñu ko parce que boo xoolee Wally Ballago Seck par rapport ak dëkk yi muy dem ak li muy jaayee ay billets ak ñun li ñu defaree suñu ay billets man damay naan dañu am jackpot bi ñun ñoo ko am donc di leen si sant di leen ci gërëm donc du coup billets yi 35 € la VIP 60 € la donc noonu daal lañ koy yombale rek ba beneen yoon daal. billet bi nga ni répété waat ko. 35 € VIP 60 €. 60 €. waaw ok. d'accord kon gars yéen a ko déggandoo billet bi 35 € VIP 60 €. donc l'événement c'est le samedi 16 inchallah fii Taksim ci salle bi nga xamante ni gis ngeen ko nii image yéen a ngi koy gis gars yi ñu ngi ci préparation bi xam nga ñi nga war a xamante ni musiciens yi ñu ngi ñëw par benn Bijou Ngoné mi ngi nii xam nga kenn dootu ko présenté moo représenté Faramareen ñaaxarañ loo maa ngi jàkkaarloo ak moom di jàkkaarloo Papa Ndiaye Teranga Grand Amza maa ngi leen di ziar Pape Fall suma caméraman Moustapha Gueye donc gars yi kon événement bi loolu la muy le 16 samedi inchallah bu ko kenn raté mu nekk soirée spectacle boo xam ni accompagné défilé de mode bu extraordinaire xam nga dara du leen si raté ak la Sen Vision TV foo leen toll dee leen ànd ñun dee leen ñu bàyyi xel jaajëf gars yi rendez-vous le 16 inchallah. Sen Vision TV ñun tamit dañoo yor suñu snap. waaw ok tu peux allez-y. muy moyen de comme boo xamante ne comme ni ma koy waxee tout le temps. parlez-nous un peu de non juste précision rek parce que xam naa ni que l'émission tire à sa fin. Ouais, c'est ça. Mais pour préciser rek ni ngeen yoree Sen Vision ñun noonu la ñu yoree suñu snap te jàpp naa ne snap bi téléphone bee gën a jege télécommande comme ni ma koy waxee tout le temps. c'est vrai, ah. koj leen ko tamit. waaw amul benn problème Sen Vision dañ ko koj. kon gars yi koj leen ko boobu c'est nga ni ci stabu Ñaa Preuve. ok Ñaa Preuve gars yi boo leen fa demee mën ngeen koj lépp événement bi du début à la fin pendant avant après lépp mën ngeen ko am foofu gars yi bu leen ko raté Fatou waa allez-y. waaw maa ngi jéggalu si ni ma la daggee waaw mu ngi noonu c'était juste un mot de remerciement parce que
li ñuy wax àdduna amul solo te vraiment ñu jot a ñëwagum man damay sant di gërëm ndaxte nit amul lu dul comment dirais-je simplicité te mooy waa yëg-yëg man dama koy jël exemple toujours ci sama bopp man nee naa man maay simplicité jaayuma sama bopp sax mais man moom laay lool donc ñi jot a ñëw man ñu ngi leen di sant di leen gërëm franchement gis nañ accueil bi ngeen di wax xëy na si yéen la lépp lu ñu def rek si yéen la lépp lu ngeen gis lu jóge si ñun rek mun naa ne yéen a ko njëkk a indi yéen a ko njëkk a jaay donc c'est juste la monnaie de votre pièce ko moom lañ leen bëgg a rendre te it nag di ñaan tamit séjour bi ngeen xamante ne nii moom ngeen di passer fii à Istanbul mu nekk séjour boo xamante ne ni bu inoubliable lay doon loo xamante ne ni dañ koy reprendre tous les ans collaboration bi incha allah nekk collaboration boo xamante ne ni dafay dem waa dafay continuer ba mu bokk ci seen calendrier merci beaucoup. merci Fa ba pare ñu ngi remercier nag président fédération Pape Matar ak tous les membres vraiment mënuñu def ba pare te duñ ko wax muy Pape Matar Sow muy président bu bees bi donc ñu ngi koy remercier vraiment def na si ay jéego grand Amza aussi duñ ko mës a fàtte Amza oui. grand Amza ndaxte ñun buñ ko xamee c'est grâce à Bouba ku ne xam na ne Bouba c'est Wally Bouba c'est Faramaren Bouba c'est nous tous donc Hamza il fait partie maintenant de Faramaren wax dëgg yàlla mooy ki nga xamante ne moom mooy représenter Faramaren musique fii ci Turquie baax na tamit ñu koy xamal nit yi. waaw donc Amza Bal donc xam naa après sama caméraman dina ko def benn gros plan ngeen xam ko parce que moom day laqatu Moustapha Gueye aussi day laqatu ñoo ngi siyaar bu baax Bouba di xarit nuyu nag sama xaritu bopp yi nga xamante ni ñi ngi ci seen biir ku ci mel ni Dame Jadi c'est un ami à moi Modou Thioune Ndiol Sikim sama grand frère la maa leen di siyaar bu baax a baax kon gars yi maa leen di jox rendez-vous samedi le 16 minuit pile Taksim direction Taksim gars yi du feneen nulle part ailleurs spectacle boo xamante ni doo leen ko mus a gis ndax waa Turquie dañu namm foofu laa yem point demain nag naa leen jox rendez-vous micro trottoir bi ñu war a def Béazit gars yi ciao merci beaucoup.